asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li ñuy wax samosa mais tey nag bu ouzbek yi lañ leen di indil dañuy dem ba Ouzbékistan pour indil leen samosa yooyu nga xamante ni defoon nañ ko ci début bernde yu njëkk ya tey dañ koy indiwaat revisiter ko comme ça ñi nga xam ni jotuñu woon am temps gis kook yooyu wala ñu fàtte ko ñu fàttali leen ko pour loolu nag dinañ soxla suñu ingrédients yi mu ngi nii bu ngeen xoolee tey jii affaire yi dafa wéet parce que lu muy jël ci ingrédients bëriwul du tout ñoom liñ ciy def yàpp la ak soble mais man il faut ma rax ci leneen donc dama jël yàpp mu ngi nii yàpp boo am moo xam bu nag la moo xam bu xar la moo xam bu ginaar la léegi ma daal di koy fejet yu sew après di ngeen ko gis noonu ma daal di koy jël daal di fejet aussi samay soble boole ci poivron donc ma am fi rek bu verte ak bu rouge donc ñaar yooyu ngeen di mélanger wala bu fekkee ni amoo poivron sax mun nga ko omettre dinañ soxla aussi farine moom la ñuy xóoyalee dinañ soxla aussi tuuti beurre bu ñu seeyil ak aussi diw moom mooy dem ci farine bi dinañ soxla aussi suñu ay épices pour ndawal li muy maanaam suñu mélange d'épices bi nga xam ne ñu ngi ko defar nañ ko ba pare daal di yore fii ay en poudre damay dolliwaat oignon en poudre laaj bu tooy bi tuuti kaani ak tuuti cumin dinañ soxla aussi sel ak poivre donc sans plus ak nen bi pour badigeonner ko la sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii ñun li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencer li nga xamante ni moom mooy dem ci kii bi la ñuy njëkk a defar li nga xam ne moom mooy dem ci biir farce bi daal bu pat bi moom la ñuy njëkk a defar en attendant léegi pour wan leen incha allah nuñ koy defaree. voilà léegi li fi nekk nii li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw peser farine bi damay soxla environ 400 grammes farine donc damay jël lii rek commencer taare ko léegi comme ça ñu mun a mesurer gaaw boo amee 500 grammes aussi c'est bon donc mu ngi nii ñu xool benn kopp mesure américaine voilà donc 3 coppes mesure américaine 3 cups moom la ñuy soxla pour kii bi mu jox ñu environ 400 wala 415 grammes c'est bon toujours parce que 400 laa bëggoon mais 415 baax na donc mu nekk 3 coppes farine voilà moom la ñu soxla léegi nag dañuy ñëw teg ko ci robot bi moom moo ñuy defaral yépp mun nga ko def tamit à la main donc ñu def loolu après ñëwaat incha allah. voilà léegi mu ngi nii def naa farine bi donc damay daal di jël donc lii nii moom ma daal di jël ndox maa ngi jël environ 200 millilitres ndox ma daal di jël huile boo am rek huile végétale huile d'olive moo xam lan nga yore benn kuddu bu mag ak genn wàll donc benn kuddu ak genn wàll bu mag huile végétale voilà léegi ma daal di jël aussi tuuti sel demi kuddu bu ndaw bismillah léegi nag gis nga farine bi lii moo siy dem amul levure amul nen amul beurre su la neexee diw bi nga remplacer ko par beurre mais ñun comme dañuy diw ci biir pat bi beurre moo tax defuñu ko léegi nag ñu daal di ñëw mixer ko ndànk-ndànk bismillah voilà gis nga commencé na détaché wu ci côté yi donc léegi fi mu nekk nii dañu koy daal di arrêter parce que pétrir nañ ko bu baax a baax gis nga bu commencé former boule nii rek di détaché wu complètement ci côté yi rebord yi donc dañ koy daal di génnee donc defar suñu benn boule bu ndaw nii duñ ci diw dara nii rek lañ koy def xaaral ma wan leen fi mu nekk nii sama benn boule bu yam laay def daal di def tuuti farine ci kii suufu bool bi daal di ci teg farine bi mu reposer tuuti dañ koy bàyyi mu reposer comme ça ñu mur ko dër parce que dañ koy dër ba mu sew comme ba ñuy defar tortilla yi ni ñu ko defoon noonu lañ koy def wala mu gën a sew lool dañ koy def ba mu sew a sew après nag door ko commencer rouler
nii rek pour bañ mu kole def ci tuuti farine nii gis nga daal di koy ub daal di teg fële bu ñu paree nag léegi daal di dama koy jël rek tëj benn morceau torchon ci kawam nii le temps ñuy defar suñu farce beeg yooyu parce que farce bi tey duñ ko sax togg sax far donc ñu ñëw wan leen incha allah. voilà gis nga suñu kii bi li ñu def mooy fii nii li ñu commencé woon def dama foogoon ni man taal naa sax kii bi taal naa caméra bi ndekete taaluma ko donc li ma def mooy dama jëloon suñu mélange d'épices yi nga xam ni moo nekkoon ci plateau bii nii te nga xam ni moom moo nekk ail en poudre oignon en poudre ak aussi cumin ak laaj bu tooy bi moom laa jël ma def ci biir ndawal li daal di siy def aussi tuuti poivre noir ma dolli ko si def si aussi tuuti sel ak tuuti suñu mélange d'épices bi donc ñoom laa jël daal di koy mélanger léegi bi ma paree ma daal di wàññi si soble bi ak si poivron bi daal di koy def fii donc boo xoolee ba léegi am na lu des si soble ak poivron parce que xamaguma nu muy doy daal moo tax comme dama fejet ndawal li xaw ma bu baax nu muy doy et puis c'est selon seen préférence su fekkee da nga bëgg plus d'oignon mun nga def encore plus d'oignon mais man je pense que lii baax na li ma jotagum def nii baax na donc defuñu ci diw defuñu ci dara parce que graisse bi ñu defoon xam nga sànq maa ngi koy wax ndawal li dama ko fejet voilà attends dama ko fejet ba mu ndaw donc gis nga ni mu ndawee nii looloo tax tey kiiwuma ko sax jéemuma ko sax togg ndax dina ñor ba pare ma jël nag partie ndawal bi nga xam ne dafa am graisse bu baax a baax man moom laa dagg tey léegi bu fekkee ndawal li nga xamante ni amul graisse comme man sama bos bi bariwul woon graisse damay am tout le temps graisse saa yu ma jëndee xar bi bu duufee damay lelli graisse bi léegi ma daal di koy denc def ko ci ay mbuus denc ko pour su may defar ay shawarma ak yooyu bu ma koy lakk pour loolu nekk contenu de matière grasse léegi ma jël graisse boobu lelli ko di ko fejet ba mu sew a sew dama ko lelli daanaka fejet ko yu sew a sew gis nga léegi soo ko nii la doy nii gis nga nii donc noonu laa ko def loolu moom mooy li nga xamante ni mooy li muy def mooy buñ koy togg ndawal li suñ koy lakk ci four bi parce que dina xaw a jël tuuti temps buñ koy lakk ci four bi graisse bii nii mooy togg ndawal gi ci boppam donc moo tax dama leen di conseiller ngeen am viande bu tendre su fekkee ni li nga ndawal bi nga yore dafa xaw a dëgër mun nga ko sauter rapidement après door a mélanger sans pour autant sauter soble yeeg yooyu nga door a mélanger ak soble yi comme d'habitude rek man li may def tey jii moom bii laay def bu gaaw bi incha allah nga xam ni dama fiy jóge taf ma jóge fi donc mu ngi nii rek la defuñu ci diw defuñu ci dara parce que bu bëree diw rek kii bi dootul neexate parce que yëpp dafay daal di niin ba mu ëpp pat bi dafay mujj niin samosa yi niin te loolu dootul neexati lekk daal mu ngi noonu donc nii la ñuy def bàyyi ko nii le temps ñu nettoyer après fekk pat bi tamit reposer nga xam ni suñ ñëwaatee dañuy daal di ñëw rek commencer dër incha allah. voilà léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer dër suñu kii pat mais comme li ma leen waxoon sànq rek dañ koy dër ba mu sew donc dañuy saupoudrer suñu plan de travail ak tuuti farine comme ça yëf yi du coller du def dara incha allah. voilà léegi nag ñu daal di koy jox forme bi nga xam ne moom lañ bëgg mu yore. gis nga pat bu toog reposer ak boo pëtire bu baax dafa rafet ba nga xamante ni voilà léegi nag ñu commencer dër bismillah yaa xool forme bu la neex moo xam cercle forme bu circulaire moo xam rectangle moo xam carré l'essentiel mooy daal fexeel ba mu sew daal noo ko sentiree ba mu mun a fin loolu nga daal di koy def gis nga bu reposer yow doo sonn da ngay laal rek muy dem macha allah gis nga foog ma dolli fii tuuti farine. waaw voilà gis ngeen kii bi pare na. pat bi gis nga moom moo nekkee gis nga ni mu jëlee surface bi dama ko defaroon nag ba mu rafet mais bi ma koy yëkkati
ma daal di koy pour déplacer ko ma daal di koy tas donc mu xaw a jaxasoo nii mais amul benn problème su la neexee mun nga jël dagg ko ba mu rafet nice mais man tey ji loolu yëpp du ma si fekk nii laa koy ñeb-ñebalee incha allah. donc gis nga mu mel ni feuille dafa oyof toll ba nga xam ne gis nga su ma defee nii sama loxo si biir dama koy gis. donc loolu la ñu soxla mu oyof carrément soo gisee am na fu xaw a dëll tuuti sax nga kii ko parce que loolu mooy tax mu croustillant loolu sax. léegi nag damay jël sama beurre ku nekk beurre wala diw ñor yooyu yaay xool lu la neex nga utiliser ko léegi nag ma daal di ko si suy donc da ngay jël ay normalement ñaari kuddu beurre ngay commencer muy nekk ñaari dagg beurre ngay commencer def. seeyil ko daal di koy def gis nga man moo nekk nii léegi xam nga fi mu ne nii jegewul sax doy wante sama loxo laay jël nag léegi su la neexee nga jël brosse wala lu la neex mais man sama loxo laay jël jéem ko si raatale nii nag comme pâte bi dafa oyof nga def très attention avant nga koy xotti voilà donc lii moom dama leen di conseiller bu fekkee benn dër rek nga bëgg a def nga am fu yaatu foo ko dëree wala nga diviser pâte bi en deux donc daal di dër ñaari yoon mais man su ma defee benn bi dina ma arranger te dina ma defal layer yi ma bëgg couche yi ma bëgg daal ci pâte bi encore gis nga lii nag moo taxoon defuñu diw ci kii bi ci ndawal li voilà gis ngeen léegi damay jël man côté bi nga xam ne moo gën a ñàkk nivelé man foofu laay commencer di lem di dem donc damay jël nii comme ça kii bi dafay daal di gàtt daal maanaam lem beeg yooyu day gàtt incha allah donc ñu rouler ko comme kuy lem rek sa basang nga koy def instant bi début bi bu tolloowul ak def melul ni nga bëgg bul inquiété wu dina ñëw incha allah donc gis nga damay rouler nii ndànk gis nga lii moo tax da ngay saupoudrer ci suuf bu baax ak farine gis nga man côté yi nga xam ne def ma ci woon farine bu bari ñoom dañuy xaw a naqari tuuti day am tendance di coller mais bon c'est pas grave voilà gis nga ni mel nii dama koy dagg nag léegi en 3 parties pour mun ko conserver léegi nag pour mbir yi gaaw da nga koy dugal ci sa frigidaire su la neexee su fekkee yàkkamti woo mun nga dugal sa frigidaire mu gën a xaw a sedd tuuti rek le temps ngay nekk di def yeneen affaire soit ngay nettoyer wala di lijjanti yeneen affaire donc nga xam ni boo ñëwee pour dagg ko ak dër dafay daal di yomb loolu ci yow donc ñu def loolu après ñëwaat incha allah. voilà gis ngeen léegi dañuy jël kii bi daal di saupoudrer waat tuuti rek de farine voilà commencer léegi nag ça dépend naka nga bëggee mu dijj wala mu kii mu yem mu ndaw ma damay def yu xaw a dijj tuuti quand même donc ma def nii voilà gis nga partie bi cercle bi nekk di feeñ bu baax foofu moom mooy féete biti donc beneen côté bi mooy féete biir léegi ñu commencer comme 4 laa daggagum ñu commencer wan leen léegi nag ci digg bi lañuy def affaire yi suñu farce bi jarul ñu koy bëril nag ba mu ëpp bismillah gis nga ndox bi rek laay jël awale ko ci rebord yi nii pour yëf yi coller su ma ko jëlee voilà léegi nag ñu daal di dajale nii gis nga damay dajale fii
yaa ngi gis bu ma tëjee nii parce que triangle laa bëgg a defar ma daal di jël côté bi tamit boole ko ak yi gis nga suñu paree pincer yëpp nii pincer bu baax ba mu leer ñu ni dara du rëcc gis nga soo paree nii rek nga koy tegee daal di dugal ci sa four ki nga xam ne dafa bëgg a saaf moom mu saaf mais man ci four bi laa koy dugal incha allah. voilà gis nga nii rek la ñuy continuer incha allah ba ñu pare bu ko defee ñu ñëw won leen ñun nuñ koy buñ koy dugal ci four bi incha allah. voilà gis ngeen defar nañu nii suñu yenn fataaye yi donc yii ñu ngi leen di ñëw dugal ci four bi maa ngi ko préchauffé à 350 degrés Celsius moo nekk environ 350 degrés Fahrenheit moo nekk environ 180 degrés Celsius donc léegi damay daal di séparer blanc bi ak jaune bi su la neexee nga jël nen bi yëpp ni mu nee lumm noonu nga def ko nga daal di koy bati mais man dama bëgg juste rek loo xam ne dina gën a dooreel kii bi fataaye yi incha allah donc gis nga blanc bi dama koy réserver mun na def omelette ak yooyu gis nga su ma defee nii bati ko légèrement yéen a ngi gis ma daal di jël tuuti ndox bu la neexee nga def meew man ndox laay jël tey bismillah su la neexee tamit nga def ci tuuti pincée de sel pour gën ko jox goût rek mais nii may def nii tey ji incha allah foofu laay yem gis nga nii léegi nag ma daal di jël sama pinceau ma brosse ko ci kawam su ma paree daal di ci bu la neexee nga dugal ko walla nga def sa graine de sésame walla yow yaay xool graine bu la neex nga def ko ci mais man tey dama ciy def habat sawda moom laay def ci kaw incha allah bismillah gis nga damay fexe rek ba badigeonner fépp foo xam ne maa ngi koy gis nii bu ko defee bu génnee doore bay bëgg a dee ñu def ndànk rek bañ koo xotti ki nga xam ne amul pinceau moom mun na def comme li may wax rek mun nga jël sa loxo def ko ci nen bi nii daal di ko ci diw noonu comme sànq ñun nuñ doon diwee kii bi beurre bi niñ ko defee woon niñ jëlee woon suñu loxo ñu jël habat sawda bi bismillah def quelque nii ci kaw rek ku ko amul moom nga bàyyi ko noonu nga dugal ci four bi noonu rek daal di dem donc nii rek la ñuy continuer badigeonner yeneen yi bu ñu paree dugal ko daal di koy enfourrer incha allah. voilà gis ngeen ñun fi mu nekk nii suñu kii samosa yi pare na donc ñu daal di koy génnee nii ngeen gis mu daal di nekk nii ngeen xool pare na fi mu nekk nii gis nga nii lay def yéen a ngi dégg nu mu croustillant we donc nii lañ koy daal di ñëw yàq ko incha allah bu ko defee ñu daal di leen ñu wan ñun luñ koy boole xam naa am naa fi benn salade de légumes boo xam ni bu ma am ci frigidaire bi moom rek laay jël daal di ko koy booleel incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey di leen ko joxoon daal di demoon ba fi ñuy wax Ouzbékistan donc jox leen seen samosa ñoom niñ koy defaree comme liñ leen waxoon rek yomb na neex na gaaw na te aussi c'est très appétissant quoi donc ku nekk war nga ko mën a essayer di leen wax surtout ak weeru koor gi ñu nekk nii dina neex trop pour nit ñi bu ko defee yow lii mën na nekk reer mën na nekk ndogu ko mën na nekk xëdd aussi ñu boole woon ko tey ak salade boo xamante ni salade bi lu simple kese la dafa nekk concombre tomate fraîche ak radis moom laa yore woon fii ak tuuti oignon vert ma daal di koy daggate daal di siy def vinaigrette boo xamante ni c'est fait à base de citron laa jël ak
tuuti citron ak tuuti vinaigre ak aussi un peu de sel ak poivre moom laa jël def ko ak tuuti huile d'olive donc ku amul huile d'olive utiliser diw bi nga am moom laa jël mélanger ko rek daal di def bu fekkee ni dafa acide bi dafa bari maanaam dafa xaw a forox noonu mun nga si def tuuti lem rek bu ko defee mu daal di wàññi mu balancer goût bi donc di leen wax ni essayer leen ko gis nga lem bi ñu lemoon affaire yi moo tax yëf yi croustillant nii gis nga bi ma ko daggee ni mu mel maanaam dafa nekk comme air daal ci biir donc mu nekk nii di leen wax ni essayer leen ko man personnellement xam nga man sama mënuma ko résister donc tey nag émission bi tey lu kenn musta gis daal moo fi nar a xew tey muy lan émission bi dama koy may sama bopp njëkk ba pare man maa gën a soxla samoosa yi léegi buñ jógee foofu ma daal di jàll xuus dem may ko aussi les grandes dames de chez Bilo xam nañ seen bopp maa ngi leen koy jox di jox tamit képp ki nga xam ne rek yow yaa ngi safoo chez Bilo ñu ngi lay jox recette bi di leen wax essayer leen ko vraiment neex na bu baax sax essayer leen ko di leen wax ni di ñaan yàlla rek mu nangul ñu si suñu koor gi di leen wax Ramadan Mubarak di ñaan suñu borom nangul ñu bépp jaamu buñ ko jaamu ci koor gi mu may ñu yeggale ko ak suñu kàttan ak suñu sago aussi daal di ñaan tamit lépp lu nga xam ni rek ñaan nañ ko fa ak jaamu buñ ko fa def rek mu nangul ñu ko daal di ñu koy fulal ci lépp lu nga xam ni moo taq si ñun suñuy mbokk suñuy waajur suñuy njaboot ak bépp doomu mbooloo mu jullit rek di ñaan aussi borom bi taxawuñu vraiment indi jàmm ci àdduna bi maanaam def ci jàmm jàngoro bii di daw ci àdduna bi yal na ko suñu borom teggi ci anam yu mu gën a rafetee ak ni mu gën a gaawee rek ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah